asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ni rek yooyu yaay safoo berne ñu ñëwaat ak seen émission tey indil leen benn tuto boo xamante ni dañ koy def ñu koy def ak fried rice donc muy riz chinois bi nga xam ne dañ koy def mais tey jii nag au lieu ñuy jël ceeb dañuy delluwaat tuuti si liñ daan def avant pour ñi nga xamante ni duñu lekk lu am glucide wala lu am gluten maanaam sama mbokk yi nga xamante ne dañuy def keto diet donc tey jii li ñuy defee ceeb bi mooy nekk toujours à base de chou-fleur donc loolu noonu dama leen di wax rek essayé leen ko ngeen xool donc fi mu nekk nii li ciy dem moo nekk nii dinaa leen wan kii bi chou-fleur bi comme d'habitude dañ ko râpé def nañu aussi dinañ soxla nen moom la ñuy def mu nekk eggs comme ça nga xam ne day nekk comme genre brouillé léegi ñu dolli si tuuti meew or mooy heavy cream wala nga am aussi kii ghee butter mu nekk diw ñor bi à défaut de ghee butter mun nga utiliser beurre wala leneen loo am lu la neex même huile de coco aussi dafay saafara l'affaire dinañ soxla onions and green onions mu nekk soble ak kii oignon vert dinañ soxla salt pepper muy sel poivre dinañ soxla aussi kii sesame oil moo nekk nii mooy huile de sésame donc moom moo nekk nii di mel ni vinaigre nii mais huile de sésame la dinañ soxla aussi liquid aminos moom mooy nekk par exemple wala kii soy sauce donc liquid aminos lu muy def mooy ñi nga xam ne dañuy def keto diet dañuy am tendance di éviter lu am soja loo xam ne c'est à base de soja parce que daf leen di indil ay ñol-ñol quoi mais sinon man damay utiliser soo ko amulee mun nga utiliser toujours soy sauce mu nekk kiiwu soja bi quoi sauce de soja bi man dinaa koy utiliser parce que jàppal ni li nga ci quantité bi nga ciy utiliser dafa négligeable bariwul donc du la sonal du la indil benn affaire man su ma ko amulee du ma ko dem wuti ji dama koy utiliser damay utiliser li fi nekk donc dinañ soxla aussi tuuti kii macédoine donc man li ma am carrots and peas la mu nekk carotte ak petit pois donc ñi nga xam ne dañuy def de strict diet ñoom mun nañu éviter petit pois bi jël carotte bi kese ak kii green beans mu nekk carotte ak kii niñ koy haricot vert voilà ak haricot vert par exemple à la place mais man li ma siy def bariwul toujours donc affaire bi du la sonal daal du nekk loo xam ne daf lay kick out of ketosis daf la fay bàyyiwaat encore parce que li nga siy lekk bariwul donc sans plus tarder dañuy daal di ñëw rek commencer léegi li may def mooy damay daal di commencer pour defar sama scrambled eggs donc gis nga wanoon naa leen tuto ni ñuy defaree scrambled eggs so ku kii rek mun nga ko xoolaat foofu donc damay def tuuti sel gis nga daal di jël def aussi poivre noir ma def sama assaisonnement bi nga xam ne dafay am nutritional yeast muy levure nutritionnelle onion powder garlic powder ak salt muy ail en poudre oignon en poudre ak sel moom moo nekk foofu ak tuuti paprika also donc loolu rek la ñuy defar fi mu nekk nii ma daal di koy bati légèrement léegi nag ñu daal di jublu ci suñu gaz pour wan leen niñ koy defaree parce que togg bi yépp dafa nar a tegloo raktak ngeen pare incha allah. voilà comme gis ngeen rek li ñu wax dañuy daal di jël tuuti ci suñu kii bi diw ñor bi muy ghee butter ma def ko pool bi dafa tàngoon donc mu ngi nii ma daal di jël tuuti ci olive oil bi def ci léegi ma ñëw def directement suñu kii bi nen bi mu nekk scramble egg comme ça nga xam ne dañuy def œuf brouillé bi ci instant yi même bismillah donc ma jël ci œuf brouillé bi yokk ci sama ingrédient secret moo nekk suñu huile de sésame bi comme togg bi yëpp da koy saf
dama si bëgg a def tamit tuuti si nen bi comme ça mu saf si aussi. gis nga moom pare na dañ koy daal di yàq teg ko à côté ba ñu soxla ko après ñëw continuer waat incha allah. voilà gis ngeen ñu daal di ñëwaat defaat la même chose defaat suñu diw ñor cette fois-ci ma def huile de sésame tuuti. huile de sésame bu leen ci def lu bari nag parce que dafa gaaw a weex donc ni muy neexalee togg noonu lay yàqee togg aussi donc ma def aussi tuuti huile d'olive. gis nga ñu wërale ko nii bu ko defee ma daal di ñëw commencer rossi sauter du moins suñu kii soble bi oignon vert kaani en attendant parce que après dañ ci boole macédoine bi aussi mais oignon vert yeeg soble yeeg yooyu laay njëkkee ba pare gis nga bismillah soble kaani moom laa daggate nii moo nekk lu jaune li daal di def aussi oignon vert. donc ñu yokk flamme bi high heat la ñuy toggee affaire bi ba mu jeex comme rek ni ko ummi waxee woon gis nga tuto boobu mun kii émission boobu mun ngeen ko xool mu nekkoon fried rice donc boobu tamit dina leen dimbali bu baax ci koo xam ne musta toggoo fried rice wala yooyu donc man moo ma jàngal fried rice anyway donc mi ngi noonu mais high heat la ñuy toggee lii. gis nga léegi ma daal di si ñëw def sama kii yaa ngi nii mixed veggies yaa ngi non peas and carrots donc mu nekk carotte ak petit pois. jusqu'à présent defaguma ci benn assaisonnement parce que dama bëgg ndox bi deñ ci boppam quoi bëgguma mu doore mais aussi bëgguma ndox bi nekk fi parce que chou-fleur bi moom ceeb bi pour nga réussir ko. da ngay fexe du am benn liquide parce que su ko amee rek jeex na dootul nekk comme ceeb day tooy te bu tooyee moom loolu neex defu ko jegewu ko sax du ndiroo kii doo ko bëgg du tout donc moo tax bu ngeen di togg il faut ngeen def attention aussi ci loolu ngeen bàyyi ci xel. donc ñu sauté ko nii ba ci kanam tuuti après ñëwaat ak yéen buñ koy assaisonner incha allah. voilà léegi dañ ci daal di def rek suñu assaisonnement incha allah. donc mu nekk oignon en poudre ail en poudre tuuti levure nutritionnelle gis nga def amaale na aussi tuuti curcuma ñu daal di jël tuuti sel def parce que bu ñu fàttee après dañ ciy def liquide aminose bi te loolu dafa am xorom dafa xaw a saf xorom moom mooy soy sauce bi su ko ciy def sooy dafa saf xorom donc ñu bàyyi ci xel. yëpp dañ koy under season dañuy def de sorte que kii bi du saf noonu seasonings bi léegi nag mun naa ci def tuuti poobar c'est facultatif ku am laaj bu tooy bi bu la neexee mun nga ko ci def neex ci boppam lay def du ci yàq dara donc gis nga lii pare na fi mu nekk nii léegi dama koy daal di yàq bu ko defee ma daal di ñëw commencer defar kii bi ci boppam nag léegi fried cauliflower bi ci boppam incha allah. waaw tey moom kontaan dina am parce que benn cin lañ toggee ci commence mooy poêle bi boobu ba léegi li ma bëggoon wax fii gis ngeen fii li fi nekk mooy chou-fleur bi moo nekk fii moo nekk nii ci torchon bi gis ngeen ko nii. li tax ma def ko fii tey mooy fan yi xam nga dafa mel ni rek comme farine walla comme soble. day am ay moment yoo xamante ni seen contenu ndox dafay bari fan yi loolu laa remarqué ci chou-fleur yi dañuy xaw a bari ndox donc li may def mooy dama koy gratter après def ko ci torchon daal di koy wañaar ko pour dindi ndox bi boo defee léeg-léeg sax du génnee benn ndox mais au moins humidité bi dina des ci torchon bi ba nga xamante ni affaire bi day daal di wow nga xam ne boo ko skiyee day weseng daal du tooy boo ko sautéwee wala nga togg ko ceeb wala lu mu munti doon du tooy day daal di weseng donc moom la ñuy ñëw nag daal di commencer léegi moom ay mbiram donc ma daal di def diw ñor def aussi huile de sésame daal di def
tuuti huile d'olive tuuti. Donc bu ngeen xoolee par rapport ak ni may toggee d'habitude gis nga bii tuuti xaw na bëri diw tuuti par rapport ak man ni may toggee c'est parce que li may togg man sama li ma soxla si matière grasse moo ko laaj moo tax ma def nii mais ki nga xamante ni moom par exemple régime am daf ko wax ni bu mu lekk diw bu bari na ko wàññi nii daal du question diw n'importe quel diw mais lii booy xool mooy good fat dafay nekk loo xamante ni comme ay diw ñor ay huile d'olive affaire yu demee noonu yooyu du def indi ay yëfi cholestérol wala lenn si lu mel noonu déedéet bii sa diet moo koy laaj daal mais ki nga xamante ni moom daf ko war a éviter dafa am ay problème mu cholestérol ak yooyu mun na wàññi diw bi si boppam donc ma daal di ñëw beneen yëf bi nga xamante ni bëggoon naa leen ko wax mooy bu ngeen di def fried rice quantité bi su baree wàññi leen ko parce que lii littéralement 2 minutes lay jël. wàññi leen ko ngeen def ko 2 étapes comme man tey noonu laay def damay defar ñaari yoon fried rice au lieu de nga def poêle bi ba mu fees bismillah soo ko defee kii bi dootul comme son nom l'indique dootul fryeti dafay daal di ñëw nekk kii comme lu ñu muusal daal day tooy sa loxo donc da ngay def tuuti gis nga jusqu'à présent am naa lu doy nii mu des donc après laay defaat encore beneen quantité yokku feu bi nag léegi feu bu kawe nga koy mun na tàng jër noonu nga koy toggee gis nga su ma defee nii c'est juste pour mélanger nga xam ni diw beeg yépp gis nga ni mu koy naanee te du tax affaire yi niin du tout gis nga su ma defee nii ba pare ba mu leer ma ni lépp laal na ci diw beeg màcc li fi nekkoon ma daal di koy tas ba nga xam ne yéppay laal ci suuf ma bàyyi ko ñu daal di jël sooy wala liquide aminos lu ngeen ko tuddee rek bu ngeen ci yore benn cuillère ñaar voilà gis ngeen léegi dama def benn kii puits ci digg bi pour def ci tuuti suñu ay affaire bismillah comme damay defaraat plus de kii encore plus de fried rice damay diviser yëf yi bu ko defee yeneen itam mën a am gis nga togg bi bu fekkee ni gratter bi moo ci gën a gudd boo gratter sa kii chou-fleur ba pare bu la neexee mun nga xaar ba waa kër gi nga def di ànd ak moom yëpp nga daggate say sobleek affaire yëpp ba waa kër gi ñëw le temps ñuy julli wala di def yeneen ak yeneen gis nga mun nga teg sa cin nag sa poêle léegi pour defar fried rice bi parce que ñoom bala ñuy pare yow yaa leen di njëkk a pare incha allah donc mu ngi nii gis nga dañuy ñëw rek léegi mélanger ko gis nga mu ngi nii pare na dañ koy gis nga ni mu mel nii gis nga tooyul deful dara mu mel ni comme fried rice littéralement donc koo waxul rek ñoom duñ ko xamuñu si bu ñu dëbb ak bu ñu bojj ñoom daal ñëw nañu ne ma fried rice nga togg man leen waaw ñu daal di commencer nee naa leen daal fried something la daal fried rice daal lañ koy wax mi ngi noonu donc di daal di def nii continuer defar yeneen yi incha allah bu ñu paree wan leen ni ñu koy tegee incha allah. kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yaay safoo bernde seen émission mi ngi woon nii tey ñu indiloon leen tuto bu gaaw boo xam ne dañu def li ñuy wax fried rice mais fried cauliflower rice la ñuy wax nag tey mu nekk chou-fleur boo xam ne dañ ko def comme riz chinois donc mu nekk nii ngeen gis ko macha allah neex na torop da ngay di teg rek bu leen wax kenn dara jël leen rek ngeen teg noonu gars yi lekk ba pare ngeen doon leen wax lu mu doon di leen jox dig daje ba beneen yoon ak beneen xeeti tuto encore incha allah di leen wax bu leen fàtte abonné bu leen ci chaîne bi bu leen fàtte aussi di partager vidéo yi ñu ngi gis seen commentaires yi yëpp di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah